directeur des programmes et actuel intérim directeur national adjoint. Qu'est-ce qui a justifié un peu, disons, ce projet de construction de château d'eau à Thiénaba? Oui, nous avons initié ce projet d'adduction de château d'eau au niveau de la commune de Thiénaba pour venir en appui aux populations, dans la mesure où, c'est vrai, nous avons des zones de parrainage, mais aussi nous estimons pouvoir intervenir là où se trouvent les populations vulnérables. Et c'est dans ce sens que nous intervenons dans la commune de Thiénaba bien avant cela avec des programmes de santé. Et cette fois-ci, c'était un programme d'adduction, d'accès à l'eau qui nous a permis donc de réaliser ce château d'eau de 300 mètres cubes qui a été financé à hauteur de 62 millions, dont les 10% ont été donnés comme contribution par la commune de Thiénaba elle-même. Et qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix de Thiénaba? Oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est toujours important de prendre en considération les zones les plus vulnérables dans nos interventions. Et connaissant Thiénaba, parce que travaillant dans le département de Thiès, nous avons toujours vécu ensemble avec eux les problèmes liés à l'accès à l'eau de manière générale, mais surtout durant les périodes de cérémonie où il y a encore beaucoup plus de population présente. Et au-delà de ça, savoir qu'en matière d'accès à l'eau, il y a des effets conséquents liés par exemple aux maladies liées à l'hygiène de l'eau, liées donc à la santé de manière générale des enfants et des populations. Et ayant comme cible principale les enfants et spécialement les filles, nous avons jugé nécessaire de contribuer à la politique de l'État en matière hydraulique et surtout de venir en appui à la commune de Thiénaba pour que l'accès à l'eau puisse être vraiment une réalité dans cette zone. Est-ce que vous comptez vous limiter uniquement à la construction de ce château d'eau ou bien il y aura un suivi? Il y aura un suivi dans la mesure où, même dans le package qui est fourni, il y a déjà la formation du comité de gestion de ce forage qui va permettre à ce que la gestion, la maintenance et le suivi puissent être de rigueur pour que l'on puisse, peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, revenir voir que le château d'eau est toujours fonctionnel grâce à une gestion saine, durable et permettant la pérennisation. ñi nga xam ni ñoo ko fi teewal di njabootam di ci jiital Serigne Ibrahima Seck di ci teg Serigne Ahmed Dame Seck ak délégation bi mu àndal yëpp di nuyu nag sous-préfet Mamadou Bamba Fall di ci teg waa plan international di ci teg monsieur Dieng mi nga xam ni lépp lu aju ci wàllu ndox ci région Thiès département Thiès ba ci commune Thiénaba moo ci taxaw di nu ci gunge di seet ba xam ndox moomu ndox mu sell la wala seet ba xam ndox moomu muy dem foofu doy na wala doyul di ci teg nag ñi nga xam ni ñoo dogal tey ci coobare sunu borom ñu jiital ma nekk maire de la commune bu Thiénaba muy conseil municipal bu commune bu Thiénaba ndax mënan na ma am yéene wala ma am partenaire bu ma mën a jàppale mais sama 46 conseil sunu ci àndul pour ma def ko ci béréb du yomb waaye bi ma leen ko proposé ànd nañ ci ak man àndin wu rafet ma sogo nag am cawarte ak ndigalu dem ci xalifa bi comme ni ko sëñ Ibrahima waxee wax ko ni ko am naa benn château d'eau bu 300 mètres cubes boo xam ne plan international moo ma ko jàppale ci sama commune su ma ci amee ndigal ma def ko fii ci Thiénaba defe naa kere am na ay témoins ndax Serigne Ibrahima wax na ko mu xamal ma carrément ni ma am nga ci ndigal ma sogo nag dikk andi ko fii ci Thiénaba waaye bi loolu amee xañ na sax li tax sama yaram xaw a jagadi ba baat bi dee monsieur Dieng du ma la ko ne ba njàqare ci la bokkan ndax damay wax ni lu waay wax def ko yàlla rek ko man waaye man taala lu ma wax namu naa ko ci gàmmu sëñ Ibrahima Seck borom yaaram laa jëkk a taxaw wax ni ndoxum Thiénaba
yàllaa ngi dogal ci sama loxo la nekk te dina am waaye dogal sunu borom booba plan international ñëwagul sama gëm-gëm laa aman ak li ma yëg ci sama yaram mu wóor ma ni lii nga xam mooy jafe-jafe Thiénaba yàlla dina ma dimbali ba li koy faj ci man lay jaar defe naa ci gàmm laa ko waxal yàlla di dimbali ba plan international ñëw may ma forage bu ànd ak Sétédo waaye fin ko programmé woon muy Mbayeen ma am fond de concours xëccal leen ndox ba Mbayeen kon ñoom mënan nañu ni Thiénaba am na ndox yóbbu ko feneen waaye danu ma ni jox nan la ko te duñ ko jëlaat seetal fu la neex ak noo koy defee ñu def ko fa yàlla dogal fii ci Thiénaba am forage boo xam ne amul Sétédo ndax état moo fi war a def Sétédo mais état des koy jàppale état des koy gunge te ñoon ci état la ñu bokk kon bu nu yàlla dimbalee ñu am occasion am Sétédo bu 300 mètres cubes kon du nu mën lu def ko fi mais état ko fi def parce que ñun état la ñu kon du nu mën lu sant président Macky Sall ci yéene bi nga xam ne moom la aman ci Thiénaba ba def fi forage yàlla di ma dimbali ba Sétédo am fi jaar ci commune bi waaye jaar ci sous-préfet jaar ci plan international ba Sétédo bi tey ju war koo intégré kon man sama wax mënatul bari ndax li ma yaakaaran am na sama yaakaar tàbbi na li nga xam ne it moo doon sama yéene yàlla antul na ko mu mel ni nag lii nga xam ni am na Sénégal gépp ko soxla waaye région Thiès ko gën a soxla surtout département Thiès ñoom dinañ ko waxal seen bopp Sétédo bii nga xam ne moom lañ fi def amul ci région Thiès amul ci département Thiès amul ci arrondissement Thiénaba kon loolu ci ñaanu Serigne Thiénaba la ko yàlla antul ñu defal ñu Sétédo bi fii muy loo xam nag yombul kon ñun suñ ko amee war na noo sant yàlla waaye bàyyiwaat xel bu baax ci ñi nu ko defal pour jàppale leen ba sàmm ko ba benn yàqu-yàqu du mën a am ndax kilifa am na droit ñaan ndax ñun suñ dee ñaan Serigne Thiénaba tax te Serigne Thiénaba njabootam lañu kon ñun ñii njabootam nan ko sàmmale ba bu ëllëgee fu ñu fi taxawaatee ñii duñu rus ñun duñu rus mooy sàmm ko téye ko ak fukki loxo ndax li yombul de Sétédo 300 mètres cubes ñoom ñëpp ñu d'accord ne ban dalee liggéey ba léegi mësuñu koo liggéey région Thiès amu fi département Thiès amu fi waa Thiénaba am ko kon ñun duñ mën dul sant yàlla sant Serigne Thiénaba waaye sant président Macky Sall waaye sant sous-préfet waaye sant nag plan international ndax su dul woon ak ñoom mën naa jafe su dul woon ak ñoom mën naa jafe waaye ñu ànd ak ñun nag ci liggéey bu rafet ma boole leen ak Adama Diop kere ban commencé Sétédo bi ak tey sek àllarba bu nekk tase nañ fii mais loolu nag dara gënu koo rafet parce que mën ngaa am sa yéene mën ngaa am sa alal mën nga koo joxe mais pour nga càpp topp ci nag pour mu rafet yombul ñëpp mënu ko ñoom nag loolu lan ma defal foofu it dinaa profité sant Adama Diop bu baax a baax ndax lépp lu mën di jàpp ak lu ko itte dab su àllarba jotee dina bàyyi lépp di ko toog fii ànd ak waa plan ànd ak waa effort ànd ak sëñ ma dagga réunion lépp loo xam fi leen toll ñu tënku andil ma ko kon Adama maa ngi lay sant bu baax ci taxawaay yi maa ngi lay gërëm parce que ni nga nekk ci sama wet man nga ko yem rek ci commune bi mais forage bi ni nga ci ànde ci Sétédo bii ba mu àgg ameel naa la njukkal goo xam il faut ma wax ko ñëpp dégg ko parce que bari na ñu war te defuñu ko kon yow soo ko defee am naa droit sant la gërëm la kon Adama maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm. yal na yàlla jàppale la lii yàlla na nekk ci benn ci ay junni yoo xamee ne war nga koo def ci gox bi te ñëpp mu ànd ak wér te yàlla wéral la te wéral ñu di nuyu ñi nga xamee ne ñooy kilifa yi fi indi xéewal yi di plan international monsieur Dieng du noonu la monsieur Diop Ousseynou Diop yal na yàlla fay la am na loo xamee ni mag ñi dañuy wax ne am na aajo yoo xamee ni boo ko fajalee nit sa aajo duutul tag ba mukk yàlla bu sa aajo tagati yaag ñi ngi ko bokkal ñëpp di nuyu monsieur Dieng mi nga xamee ni te moo fi doon baagante ak kilifa gi nga xamee ni moo fi teewal plan international ak kilifa yi fi teew yëpp ak journaliste yi ak kilifa yi di am mbégte itam ci jataay bi sëñ Xalifa junj na ko léegi ñu ni tam ñu am bànqaas boo xamee ni dañ caa bég
ndax keroog bi ñu fi ñëwee di seet fuñ ko def sëñ ñaane daf maa woo ni ma waa plan dañ fiy ñëw état bi dafa am ñu fi yebal ñoo xam ne dañoo war a seet fu ñu def forage bi keroog bi ñu àndee ñëw kàddu gële ci booru alom gi ci xur wi foofu la sëñ ñaane waxoon ni foofu la tànn waaye diisoo dafa baax te itam lu baax ñëpp ko bëgg fekk am na ku ma taxawal xaw ma ci ñii la bokk wala keneen la mu xool ma ni ko waaw ndax fii baax na ndax ñun xamuñu ci dara de ñun daal lu baax la ñu bëgg kuñ ko defal ñu jël mu ni ma sëñ bi fii daa suufee ma ni ko waxal ak chinois bi nga àndal laaj ko nu mu ko bëggee mu laaj ko mu ni ko tee ñoo dem ba ci kaw ma ni ko nañ dem ba ci kaw ma ni sëñ ñaane nañ dem ci kaw kon fii maa ko tànn waaw bañ ñëwee fii itam ñu ni 50 mètres carrés ma ni ñaane nañu joxe 100 mètres carrés ndax nit bu lay defal doo ko xatal da nga koy yaatal kon nag bu ñu demee ba ndox mi sotti ñu teewaat ko ñun itam te yàlla boole ñu ci rek dañuy sant yàlla waaye yéen itam yàlla na leen yàlla fay lii mooy taawun alal birri wa taqwa loolu la yàlla bëgg day leen dimbalante ci lépp loo xamee ni jaamu yàlla la lii jaamu yàlla la Canaba di dëkk boo xamee ni dëkkub tiraanga la ndax ki ko sanc di maam Ahmadou Ndak Seck tiraangaa tax mu sanc ko waaye maa ngi nuyu borom jaayaan bii toog ndax fu ñu tudde maam Ahmadou Ndak Seck war nañ faa tudd borom jaayaan ndax bi muy wut place bi jaayaan la daa xëyee di ko wut def fa juróom-ñaari at wala juróom-benn at ba yàlla def mu bis place bi kon borom jaayaan bu teewee tey fi ñu koy organiser te mi ngi toog sunu ginnaaw kooku itam war nañ koo sargal ndax ci teraanga ji la bokk. maam Ahmadou Ndak Seck la mu bëggoon ku ci bokk yàlla defal la teraanga ndax yàlla dafa ñaan yàlla ba yàlla nangu ko te itam suufam si da ko lew am na ay ingénieurs yoo xam ne dañ fi daa ñëw ñu nga daa jóge ba Niger ay agronome lañu ñu daa dal kër Alaaji Taale Cissé am na ci koo xamee ni ak tuubam ci Canaba gi la tuube ndax dañuy Alaaji Taale Cissé man damaa jaaxle mu ni ko suufas Canaba dafa am frontière am na foo xamee ni buñ nee suufas Canaba fii la yem bu ñu tibbee ci suuf soosu suuf sa ca topp buñ ko tibbee du bokk mu ni ko kooku nag boroom a ko ñaan waa jooju dafa dem ca at ma dellu si mu ñëw fii tuub te la tax mu tuub mooy kéemaat gi mu gis fii kon ku fi yàlla dugal rek yàlla fay sa aajo kon yàlla na yàlla fay seen aajo yéen ñëpp monsieur le préfet yàlla na yàlla yëkkati la gën laa ñi fi jaar ñëpp jóg nañu waaye yàlla buñ la jiitu Canaba ku fi masaan jaar rek yàlla da lay yokk ci zahir ak ci baatin yàlla na la ci yàlla boole ak ñi ngi ko seqal yéen ñii toog sunu ginnaaw itam te ngeen indil ñu teraanga ji nii mu guddee yàlla na la seen mbir yëpp kawe noonu fu ñu toll di leen seen te yàlla musal leen te am nañ ci yaakaar nag ndax bis bu rëy la di mawlidu rasul sallallahu alayhi wa sallam li fi war a ñëw nit ci mbooloo ñu waroon a jaaxle ci ndox am nga xamee ni ñoom fa tabarakallahu dañ ci bànneexu di ci jàpp di ci jaamu yàlla di ci naan di ci sangu noonu yaram yi di tilime di sete yàlla na seen mbir yëpp sete noonu waaye seen aajo itam yàlla na fajoo noonu ndax ku naan ndox da nga xam ni ndox mooy doomu aadama huwa alladi xalaqa min al maai basharan loolu la yàlla wax nee na lépp maa ngi ko sàkkee ci ndox kon nag lii liggéey bu am solo la kon Baye Cheikh Ahmed Tijani Seck nekkal fi maam Ahmadou Ndak Seck sant na leen gërëm na leen xam naa loolu Baye Diop dina ko wax waaye itam am naa ci part boobu laay waxe ndax ñoo ko bokk suñu ñëpp teraanga ji sunu teraanga la tey jii ku dëkk waxuma ku dëkk Canaba waaye dëkk yi wër Canaba yëpp defen ngeen leen teraanga te yaatu na de te bari na ndax am naa ne yaakaar naa ne ëpp na fanweeri dëkk ak nangam te la ci ëpp ci dëkk yooyu ñu ngi naan ci ndoxam Canaba kon forage bi dina tax ñooña ndox àgg ci ñoom ñu ngi naan xay babal gi ay weer a ngi ni amuñu ndox waaye jàpp naa ne lii bu sottee dinañu am ndox ak ñeneen kon yéen seen aajo faju na ba faw yàlla na ngeen ko muurloo te xéewal yu dolleeku te yaatu ngeen inauguré lu bare tabaarakallaahu monsieur le maire ñu ngi lay sant ndax aloom Wolof Njaay nee na lëkk bu lekkee aloom na ko gërëme coy te loolu du fi jóge yow la fi yàlla teg yaa fi ne yaay xëcc di indi waaye loo xëcc rek yàlla na la jig te jig ñu te jig réew mi ki nga fi nekkal itam di Alxaaji Macky Sall yàlla na yàlla dolli seen xeewal yàlla na yàlla fajal leen seeni aajo ñun daal sunu aajo ngi faju nit mënta xëy am la mu bëgg lépp waaye itam jàppal ci lii ba leneen ñëw dal nam xel
te lii mooy jàppal ci lii ba leneen ñëw wax ñu nag ñu yem ci forage bi na ngeen góorgóorlu ba indil ñu beneen ndax mbooloo la te réew mi daa yaatu te dëkk baa ngi yokku te ku nekk war naa am ndox ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm. jamono ndax man maay jamono kon lu ngeen gis mu taq ci jamono wala mu lëndëm rek jikkoy doomu aadama bi fi sunu borom indi la te malaayika yi jooytu woon loolu waaye sunu borom teral doomu aadama tedd nga joo xam ni yéene na ko matal na ko ci moom moo tax mu wàcce ko yal na ni yàlla suturaal ba loolu sunu borom terale woon na ko yàlla buñ def lenn lu xamante ni dañuy jëlee ci teraanga jooju képp koo xam ne yaa ngi def loo xam ni njuumu la yal na la yàlla wëlbati teg la ci siraatal mustaqim ba li taxoon mu indi la ci kaw suuf nga sax ca ba keroog nga koy wuy ji yóbbaale ngërëmam nuyoo bi nag ñu ngi ci jiital sëriñ Ahmad Dame Seck ak sëriñ Khalifa Ibrahim ak sëriñ Mouhamadou Seck mu xalifa bi ak monsieur le maire sëriñ Talla Diagne ak sous-préfet Ahmad Bamba Fall di nuyu délégation bi nga xamante ni jóge nañu Ofor tey ñëw di nuyu sëriñ Madagga Seck itam nga xam ni lii di mbirum ndoxum Thiénaba ci loxoom la ko sëriñ bi teg di sant président de la république ginnaaw bi ñu ko nuyoo jaale ko umpaañam wala tantaam jooju nga xam ne làqu na démb ñuy ñaan yàlla mu defal ko yërmande ak njéggal buñ ko nuyoo itam dinañ jël cant ak ngërëm teg ko ci loxoom moom président de la république ak mboolem membre yi gouvernement bi ndax président xool na dëkk bi xool na sëriñ bi xool na njaboot gi ndax monsieur le maire ak préfet njabootam lañ waaye ñoom it njabootu sëriñ bi lañ moo tax président de la république lu mu yëkkati di ko teg ci loxol ci ko indi ci dëkk bi ci loxol sëriñ bi la koy teg waaye ñii ko fi nekkal itam di buntam di monsieur le maire ak sous-préfet ci seen loxo la ko sëriñ bi di teg ñoo koy coordonné bu ñuy woote ñoom la ñuy woo bu ñuy wax ñoom la ñuy waxal ba mu sotti sëriñ bi ñëw ñaan wala mu yeble kon ñooñu nga xamante ni buntu lañ ci président de la république tey njabootu sëriñ bi muy monsieur le maire ak sous-préfet saytu gi nu saytu lii nga xam ni teg nañ ko ci loxol sëriñ bi ba mu egsi fii nu agsi ci cëppaandaw gi ñu sëriñ baa ngi leen di sant ci loolu di leen ci gërëm di leen ci ñaanal yàlla hydraulique ñoom ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax cosaanul forage bi ñoom la président de la république moo yónnee ci sëriñ bi may ko forage bi sëriñ bi fii toolu waajuram la tey jii moo mag ci njabootu waajuram moo joxe place bi ngir ñu def fi forage bi moo koy bay ku ko bayit moo la ko dogal rëwdu bee ngeen gis moo jur waajuru sëriñ bi di maam Penda Mbay li sëñ Ahmad Dame doon wax ci xurwale defe naa bi ñuy lotissé 2007 lañ jàppoon foofu forage natt ko bàyyi ko fa bi techniciens yi ingénieurs yi ñëwee xool ko xam ni fu gën a tunde lañ soxla ñu ñëw fii comme ni ko sëñ Ahmad Dame waxe fekk si maam Ibra Penda maam Penda Mbay mi meññi maam Ibra Penda nga xam ni diggam ak sétadë bi boo ci génnee 7 mètres du ko sori moom lañ defar na le bu ko defee nag loolu tedd nga la teraanga la sëriñ baa ngi ciy kontaan njaboot gaa ngi ciy kontaan bi ñu yëkkatee forage bi may ko sëriñ bi itam ci turu président de la république ak gouvernement bi sëriñ bi nisar koo def fii li jiitu ñuy ñëw di teg ci xeer wi yàlla dogal na hydraulique ak waa Ofor ni Senelec mel ak Azer ñoom noonu lañ mel yàlla dogal beneen sétadoo génn boo xamante ni moo ëpp sax biñ fi xayma woon a def ñu waxtaan ak maire amul fu dul Thiénaba amul lu ëpp Thiénaba mu ni kon sétadoo bële nañ ko tuxal te sétadoo bi ëpp ci sétadoo biñ fi naroon a def ñu samp ko fii defe naa ni ñi ñuy dégg xam na ni lii lañ waxante woon ñun ak maire muy loo xamante ni nag mooy li gën itam mooy li sëñ Ahmad Dame di wax ni diisoo dafa baax pour wan la ni Thiénaba moom kenn ku nekk da ngaa yor sa loxo bu gudd rek di lonk di indi ni loolu nga xam ni sétadoo la nag boo xam ni moom la ñuy tuxale bi mën na noo am leneen feneen foo xam ni dina fa xaj ñu gas forage bi sétadoo bii ñëw ñu def ko fi kon yal na yàlla def ndox mi nekk ndox mu teey yal na nekk ndox moo xam ni ku ko naan muy sa sauvetage ci àdduna ak alaaxira sëriñ bi ngi dellu di sant président de la république di sant gouvernement bi hydraulique matul ñaari semaine ci ginnaaw man la fa sëriñ bi yebal man rek maa dem ministre bi jox ma 10 kilomètres ndox pour Thiénaba ba fi mu ne nii ñu ngi ci liggéey bi daaw bi ñuy toll fii ñaari kilomètres lañ ñu joxoon kon buñ ñu joxee ñaari kilomètres daaw ren ñu jox ñu fukki kilomètres ah mënuñu lu dul sant mënuñu lu dul gërëm mënuñu lu dul ñaan ndax sunuy nawlekat ñu ngi soxla lu mel noonu te xool gunu président xool bët njabootam gi mu dénk mbir yi xool nu ko xam ni yelloon nañ ko
war na ci nun moo tax fu nu jógee rek nu faj suñu aajo. Baye Cheikh Tidiane mi nga xam ni yàlla dogal na ni moo fi nekkal maam Ahmadou Ndaak Seck tey nga xam ni luy dugg ci dëkk bi ci loxoom lay tege mu teg ko ci loxol njaboot gi ñu saytu ko ba mu mel na mu war a mel ñu jébbalaat ko ñu ngi koy ñaanal yàlla dollee guddal fanam waaye yàlla dolli wéram te bàyyi ko ak xelam. Sëriñ Madaga ngi koy sant léegi waaye bi mu fi toogee ak léegi defe naa li mu dugal loxoom ci foraasu Thiénaba mënee su koo xayma mooy li sëñ Madaga wax ni Baye Cheikh ku mu dénk du la bàyyeeg lam la dénk. kon ku nekk ci commune bu Thiénaba moo xam ngay maire wala sous-préfet wala ngay président forage ak loo man di yor li nga ëppee sens ñëpp mooy loxol sëñ Thiénaba fa muy joti mënoo faa joti baatam fa muy joti mënoo faa joti loolu la sëñ Madaga doon feeñal. moo tax muy sens bu rëy sens boobu nag yàlla nañ ko yàlla dollee sàmmal monsieur le maire lu mu yóotu yàlla na ci jot bu ko indee yàlla nañ ko muurloo Serigne Thiénaba ay ñaanam yàlla na ko yàlla dollee nangu waaw Serigne Madaga ñu ngi koy ñaanal ndax taxawaayam mat na sëkk te rafet na itam du noppalu guddi du noppalu bëccëg yàlla na ko yàlla dolli sëkk ak ndam ci liggéey bi. ñi yoroon liggéey bi itam muy ouvrier yi ak plan dañoo nekk ñoo xamante ni seen taxawaay ci biir Thiénaba ba ñu commencé ak léegi musuma dégg ku ni jàjj leen waa forage bi ndax ña ngay def mbañum Thiénaba wala ñu ngi ruur ci dëkk bi lu Thiénaba laajul kon sëriñ baa ngi leen di sant ci loolu di leen ci gërëm bu ngeen fi jógee yéen ñëpp yàlla ngeen yokk ba yëg ni yokku ngeen ci zahir ak ci baatin. waa plan yi waa OFOR sëriñ baa ngi leen di ñaanal kattan gi ngeen am ba defal ko lu mel nii yàlla na yàlla gën leen a dëgëral ba fu ne ci réew mi ngeen mën ko faa def waaye Thiénaba lim ci soxlaan ngeen mën ko koo jox ba mu am ci li mu bëgg. ñu ngi sant presse bi nga xamante ni nii ñoo janoog noonu te bëgg koo tas ba doomu aadama yi jot ci te bu dul woon ak ñoom du weesu fii di leen ñaanal yàlla ñoom it yàlla gën leen a dëgëral te barkeel seen liggéey barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. loolu daal ay kàddu la woon yoo xam ne jóge woon na ci sëriñ bi jaar ci noonu ñu àggaleen ko lu ci rafet sëriñ bi la lu ci jàngar ñu ngi koy jégalu wa ma zalika alallahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. te ci Thiénaba daañu liggéey ci wàllu ndox te liggéey nañ fi itamit ci wàllu wér-gu-yaram te loolu yëpp dafa daan jaar ci mairie bi ba tax na nu ñu ko defee boobu ak léegi ca dëgg-dëgg amuñu ci lenn loo xam ne xalaat nañ ni lu ñu jëmale gannaaw la wala lu ñu jëmale kanam plan la. di gërëm itamit hydraulique ndaxte mënuñoo def te ñi nga xam ne itamit ci wàllu technique ñoo fi teewal nguur gi ñu wooroo ak ñoom bu dul loolu rek bu ñu ko defee noonu mën na am comme ni ñu ko waxee woon léegi la ñu fay def doonte ñu dañ koy indi waaye na mu waree demee du ko demee noona. di gërëm waa Asifor ak presse bi ak équipe bu ECOR bi nga xam ne ñoo réalisé liggéey bi fii. xëy na di ci dolli rek ni plan international li ko gën a tax a jóg dafa doon gone yi waaye xam nañ ni gone yi dañoo nekk ci njaboot dañoo nekk ci ak ay kilifa te ñooñee ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk aar njaboot gi aar gone yi la leen warloo bu fekkee ne am na lu ca sooxee dafay am solo loolu lépp lu plan bàyyi defoon mu bàyyi ko mën a jubla ca loolu ngir loole mën a mate te xale yi itamit mën a nekk ci nekkin yoo xam ni ëllëg dana tax ba seen bu ñuy màgg ñu doon ay mag yu am ñam. ci loolu xëy na projet bi nga xam ne ci wàllu santé ci wàllu ndox la plan jot na ci dugal lu toll ci juróom fukki million ak juróom benn waaye mairie bi itamit desul gannaaw ndaxte 10% yi nga xam ne loolu la ñuy faral di laaj commune boo xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom itamit jël nañ ci engagement ba matale ko mu tolloon ci lu toll ci juróom-benn million boo ko boolee mu nekk projet boo xam ni toll na si juróom-benn fukki million ak ñaar loole ñu mën ko taxawal mën a liggéey bi mu jaar ci yoon ñi ko war a saytu itam doon ko saytu boobu ba léegi ndaxte comme ni ñu ko waxee àllarba bu nekk bu jaree ñu def réunion def nañ ko ngir xool mbir mi fu mu toll. li ñu ci yokk xëy na mooy lu mel nii bu ñu ko defee te wax nañ ko fii dafay am solo loolu ñu mën ko téye boo xam ni ëllëg bu ñu toogee fukki at ñaar fukki at daan ñëw fekk fi muy dox na mu doon doxee te loolu am nañ ci yaakaar bu baax ndaxte bu ñu waxee ni fii lépp lu jëm ci ndox sëñ bi ci boppam moo ko yoreel boppam dañ ci am yaakaar bu baax ngir ëllëg yorin ba am solo loolu. dañuy continuer di
liggéey ci biir Sénégal nekk ci gannaaw état bi te ci loolu dañuy fexe ba lépp lu ñuy def politique bu état bi taxawal ci fànn boobu ñu jéem a xool ana lan lañ ci mën a indi kon tey bu ñu defee lii dafa fekk ñu gëstu ci biir politique gu état bi lépp lu jëm ci ndox ni mu ko amalee solo ba tax na itamit plan mën a gis ni dafay am solo loolu ñu topp ci gannaaw état bi pour fépp foo xam ne mën nañ ko fa jàppale ñu jàppale ko fa loolu moo tax ci wàllu ndox ci wàllu cet ñuy fexe ba lu ñu am ci bitim réew bu ñu ko indee fii ñu mën a xool ana fan la ko état bi gisee ni fa la ëppee solo ñu ànd ka ak moom defe ko noona loolu moo tax muy ndox muy wàllu wér-gu-yaram waaye wàllu njàng lépp lu état bi taxawal ci politique dañuy sukkandiku ci loolu ngir mën a xool ana lan lañ ci mën a indi loo xam ne mën na jëmale Sénégal ca kanam bëgguma soreel sama wax waaye li gën a am solo ngeen baal ma mooy que ni lépp lu ñu mën def daañu ko continuer def ngir fexe ba. waaye ñoom ñooy ñi nga xamee ne ñoom ñooy jàmbaar yi nga xam ne ñoo liggéey bari taxaw tabarakallah macha allah ñu liggéey ko ne liggéey bu mucc ayib donc ñu ngi leen di sant di ñaan yàlla kilifa yi ngeen ñaanal leen yàlla li ñuy liggéey yàlla na barkeel biyaay nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam plan international ni ko monsieur Bopp waxee léegi di adjoint directeur national ONG boo gis muy yëngu fii ci Sénégal rek dañuy ñëw pour mattalil état Sénégal li nga xamee ne bëggoon nañ ko te mënuñu ko wala jéem nañ ci te mënuñoo matale donc ñoom lépp loo xam ne nii ñu ngi koy am taxawaay ci Sénégal yemul rek ci ndox ndax xale yi nga xam ne ñooy tout tànk yi jàngi école seen loxo mi ngi ci jigéen ñi seen loxo ñi ngi ci donc lépp loo xam ne nii luy dimbale état Sénégal ci wàllu ay programme de développement ñoom ñu ngi ci jóo seen loxo loolu moo waral tey ñu indi fii seen alal dugal ko fi di gërëm monsieur le maire di ko jottali nuyoowu ñi nga xam ne ñooy entreprise bi ouvrier yi nga xam ne ñoo na ko fii di liggéey ndax bañ fi ñëwee commencé liggéey tabaarakàlla fekk na leen fi ak dooleem fekk na leen fi ak ay berndeem di leen jàppale te loolu yëpp pour waaw góor rek pour gën leen yokk courage pour ñu gën leen yokk doole ñu gën a bàyyi seen xel ci liggéey bi ni nga ko waxee sànq ñi ma jiitu àllarba bu nekk ñun teew nañ fii di saytu liggéey bi plan international ci njiitalu Ousseynou Diop mi toog ma wax sànq ne ku sonn ci projet bi la il a mis tellement de pression sur nous parce que moom pression moo doon tegu ci kawam ndax dañ ko dénk loo xam ne ni xamoon ne sensibilité projet bi fi mu toll donc c'est l'occasion de vous dire merci monsieur Diop et di ko seedeel kilifaam monsieur Lamine Bopp amul lenn loo xam ne bàyyi na ko ci taxawaay moom ci téléphone ci ñëw di saytu léegi nag ñun ci technicien suñu biir waxtaan mu du xelal ñu loo xam ne peut-être ñu ñoo ko waroon xelal mu dolli ñu ko ci xalaat kon monsieur Diop ñu ngi lay sant bu baax di ko seedal say kilifa. projet bi nag ni ko monsieur Bopp waxee léegi projet wu 60 millions tuutiwul 60 millions yi commune bi def na ci 10% muy monsieur Talla Diagne te loolu yëpp mbur jàppale waa Thiénaba li nga xam ne mooy consistance su liggéey bi nag château d'eau la woon bu 300 mètres cubes sur 15 mètres su radier raccordement wu ouvrage d'exori maanaam forage bi ñu raccordé ko ci réseau Sénélec bi def clôture grillage bi ak raccordé réseau bi forage bi ci réseau adduction d'eau Thiénaba donc lii moo ne woon liggéey bi te fépp lépp loo xam ne nii bokkul la ci liggéey bi matal nañ ko tey ji donc loolu sama kaddu ci bari ñi ma jiitu bu dee kaddu ngërëm wax nañ ko mais ci wàllu liggéey bi daal amul lenn loo xam ne nii ba fi ñu toog ni tey gis nañ ko ci loo xam ne nii lu ñu naqare wala loo xam ne doxul ci liggéey bi ndax suñu teewaay ñun hydraulique teewal fi état ci njiitalu sous-préfet bi nga xam ne mooy suñu kilifa fii ci dëkk bi tey mooy ñu ñëw saytu liggéey bi ba bu ëllëgee suñuy kilifa bu ñëwee fii duñ ne la ngeen saytuwoon wala la ngeen waxoon ci seen procès-verbaux yi dara du ci dëgg donc tabaarakallah macha allah ñi ngi sant yàlla ci bi nga xamee ne yàlla may nañu ñu sumb liggéey bi ci bisimillahi rahmaani rahim toog ba eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamina amoon na ay jafe-jafe nag ndax mënoon ñàkk liggéey bu toll nii mënoo ko liggéey ba mu jeex te amul jafe-jafe mais yàlla ci ndimbalam dimbal nañu ba lépp loo xam ne nii jafe-jafe la ci woon mu néew mu bari fexe nañu ba romb ko ba jàll ko te du ay jafe-jafe yoo xam ne jafe-jafe yu mag la donc loolu laa la amoon ci kàddu lu ma doon yëkkati
di santaat yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di sant plan international di sant monsieur le maire ci taxawaayam di ñaanal seen Serigne Thiénaba yal na ko fi yàlla yàggal yàlla dolli ko wér yàlla yokk fanam bi yaaneel Moustapha sallallahu alayhi wasallam képp ku fi ñëw nag yàlla faj sa xaajo barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Est-ce que forage bi dafa couvrir toute la commune? Forage bi c'est pour la commune de Thiénaba c'est pour la commune de Thiénaba actuellement ni ko sëñ bi waxee léegi dañu amoon problème mu jafe-jafe ci réseau interne bi réseau de distribution interne bu Thiénaba dafa am problème ndax réseau bi dafa yàgg ñu ngi may wax léegi 1988 ou 83 donc dimensionnement réseau bi fi mu nekk ni par rapport ak liy génn ci ndox attanatu ko damay wax sànq ne Thiénaba am na ndox mais li war a jàllale ndox mi mu am problème ni ko sëñ bi waxee léegi ci ndigalu ministre de l'hydraulique OFOR indi nañ fi 10 kilomètres de réseau actuellement yaakaar naa ñi ngi ci liggéey bi sax balaa gàmm gi am nañ yaakaar 10 kilomètres yooyu yëpp ñu def maillage boobu def raccordement yi donc loolu ñu ngi koy gërëmee ministre de l'hydraulique gërëmee ko président de la république gërëmee ko sëñ bi ndax moo sol dàllam yebal njabootam ñu dem ci ministre bi dox loolu donc loolu tabaarakallah fekk na li ko jiitu sax hydraulique defoon na fi benn étude global pour xam lan la réseau bi soxla ñu def ko jàllale woon nañ ko jamono boobu mais dafa xawoon na sooxe tabarakalla donc am nañ yaakaar ki la mayoon 2 kilomètres may la fukki kilomètres am nañ yaakaar fii ak déwén ñaan yàlla bala ñëg ci gàmmu déwén yàlla may ñu yokkaat lu fukki kilomètres yooyu ba lépp la soxla woon ci biir réseau bi ak maillage bu baax ñu am ko tabarakalla macha allah ñi ngi sant yàlla julli seen Muhammad